docteur mu mel ni yow comme sa paj mi gën a jëm ci mag ñi waaye lan ngeen di tuddee mag ñi ci seen wàllu faj. waaw jërëjëf soxna si mag dafa bëri maanaam définition dafa bëri lu ñuy wooyee mag waaye li ñëpp nangu nga xam ni soo demee organisation mondiale de la santé moom la taalif ci ay téeréem wax ni loolu mooy mag mooy képp koo xam ni danga am juróom benn fukki at ak juróom waaw mooy ki nga xam ni mën nañ ko jàppee mag muy góor comme muy jigéen ñooñu la ñuy wooyee les personnes âgées boo dikkee ci sunum réew nag ci yërmande ji ñenn ñi am ak plan bi nga xam ni moom lañ tëraloon muy plan Sésame continuer ko ba ci léegi muy CMU beeg yooyu moo doxal ni maanaam mag ñu ngi koy xool ci boo xasee ba am juróom benn fukki at kon donc ñun la tubaab bi xaatim def ko muy 65 ans ñun wàññiwaat nañ ci juróomi at yoo xam ne ñu dañoo jàpp ni 60 ans jëm kaw rek mooy maanaam mag loolu nag boo dee xool yërmande la ngir mën cee boole ñi gën a suufe sax ba nga xam ne ñooñu dinañ mën a maam bénéficier wu ci faj mi leen di faj léegi te di ko maye ak xeet yi demee noonu ngir prise en charge bi kon donc buñ mënee tënk ci xaatimu waa OMS dañuy jàpp ni loolu mooy mag buñ mënee tënk tamit ci sunum réew ñun ko jàppee sos ci âge bi loolu la waaye nag mag day dem au-delà de l'âge ndax yaram ñun ci la ñuy liggéey ci la ñuy def lépp li ñuy def waaye yaram tamit léeg-léeg di leen jàpp ni mag la bu fekkee la ca ne ca biir yaram ba comme réserve yi comme aptitude yi yooyu yëpp bu fekkee da koo ñàkk kooku tamit dañ koy considérer comme mag donte yegg seegul ci âge 60 ans wala âge 65 ans kon donc buñ ko mënee résumer loolu mooy définition mag. leer na. waaw kon loolu moo tax mag ñooñu. tawat bi di Covid 19 gën leen a yàpp. dañuy wax ne mag ñi la gën a mën a sonn ñoom lay gën a faagaagal. ok Covid 19 da di lu bees lu yees peq loo xam ni jaxase na àdduna ginnaaw bi mu jaxasee àdduna nag kenn ku nekk da ngay daw pour xam lu mu doon xam lu mu doon googu nag boo xoolee sur toute la littérature maanaam li fësagum ci xam-xam li ñu waxagum ci xam-xam mag ñi la gën a sonal lan moo tax mu gën a sonal mag ñi loolu lu jara leeral la lu am solo la ngir ëllëg suñ bëggee yegg ci prévention bi ñu mën a leeral prévention bi ak fu ñu koy teg ndax ay scientifique léeg-léegi suñuy waxtaan dañuy waxee xam-xam et que mag muy le vieillissement nit ki soo xasee ba yegg ci mag moo tax sànq ci définition wax naa leen léeg-léegi nit dina yegg ci mag te amagul 60 ans ndax cellule am jot na noo jeex jot na noo ab maam lépp lu ñu dencoon ci ay réserve mu faagaagalu ba jeex bu ko defee kooku ñun dañ koy considérer comme mag ndax amatul lu bëri ci lu mu denc léegi mag li tax feebar bi ñu naan Covid 19 gën koo sonal te moom muy jaar ci maanaam gouttelette yi mën naa jaar ci bakkan mën naa jaar ci bët comme mën naa jaar ci gémmiñ mag dafa nekk nit koo xam ni lépp lu nekkoon réserve ci yaram wi nga xam ni lu dikk ci moom mu mën koo faagaagal ba du fa am kër du fa yàgg du fa yàq muy kaaraange gi nga xam ni kaaraange gi biir la loolu bu yàggee mag mi da koy ñàkk wala bu ko desee lam cay am du bëri nga xam ni kaaraange googu mu doon am day wàññeeku bu baax loolu mooy naan les réactions immunitaires buñ ko day wax ci tubaab waaye ndem tey dañoo bëgg mu fës ba ñëpp xam lan moo tax ñu toog fi maanaam dañuy jàpp ni lépp loo xam ni daa mënoon a maanaam xeex ak doomu jàngoro bu bees loolu day wàññeeku ci mag beneen bi mooy attention mag su demee ba nekk mag liy wàññeeku ci yaram yi ci réserve protéinique yi ci maanaam wàllum xel mi ci wàllum attention bi loolu tamit day wàññeeku ba nga xam ni dootu mën a xeex lu bëri mesures yi mën a jël moom kese ku ko bàyyeek moom kese léeg-léegi du ko mën a jël léeg-léegi mu fàtte ndax mag day dem ba mujj gi fàtte tamit day am ci moom léegi-léegi tamit maanaam jumtukaay yi nga xam ni
war na koo jël du xam sax signification jumtukaay yi. kon donc ndem léegi loolu lépp day am loolu tax mag mi feebar bi gën koo mën a yàpp. waaye leneen liñ ci mën a dolli mooy ci wàllu mag bi ak yàpp gi mooy mag dafa am yu bëri yu muy produire tamit loolu lu am solo la mu mel ne benn hormone boo xam ne gis na ni ci Covid 19 bi Covid 19 bu duggee sa yaram dafa am benn hormone bu mu bëgg. boo xam ni mën naa ni la mooy jumtukaayam ngir mu mën a liggéey li mu bëgg a liggéey ci mag ak ci xale ak ci ñëpp waaye hormone boobu danoo gis ni soo nekkee mag day gën a yokk kon donc Covid 19 oto bi mu war a war ci yaramu doomu aadama pour mën a dugg fi mu war a dugg yëpp soo nekkee mag loolu day yokk beneen biñ ci mën a leeral mooy soo nekkee góor tamit ci littérature li mu génneegum soo nekkee mag day yokk soo nekkee góor nekk mag day yokk moo tax boo xoolee littérature bi day gën a sonal góor ñi ak mag ñi kon donc loolu daal mënees na ko cee tënk leen sonal waaw docteur Guèye li nga leeral moom tarfakala macha allah kon gis nañ ne nit ki bu demee ba nekk mag dafa am ay feebar yu koy gane si est-ce que par rapport ak feebar yooyu di ko gane si nekkul li nga xam ne moo koy tax moom mu gën a ñàkk kàttan pour mun a xeex ak Covid 19 bi. jërëjëf mag mi loolu dafa moo tax ñu digg ci deuxième plan kon donc ñun li ñu doon wax sànq mooy mag mi wér mag mi nga xam ni gisaguñ ci moom leneen waaye ci yenn mag yi nag dañ ciy jël benn groupe bu njëkk bi nga xam ni léegi-léegi yeneen médecins yi yeneen mbokk yi du leen bàyyi xel waaye boo dellu see ci ñun gériatre yi ñun dañ leen di bàyyi xel mooy ki nga xam ni amul diabète amul tension amul lépp obésité amul benn pathologie cardiovasculaire muy la personne bi nga xam ni mi ngi dox mi ngi wax mi ngi def lépp lu mu soxla waaye c'est une personne fragile la fragilité mooy néew kàttan nga xam ni boo ko xoolee teqali ko ak yeneen feebar yi ci des yëpp moom da di koo xam ni ñun am nañ ay jumtukaay en gériatrie maanaam ñiy faj mag am nañ jumtukaay yoo xam ne ñun dañuy natt ba xam kii dafa fragile wala kii fragile ndax di nga gis mag mu ëpp kàttan ndaw kooku mooy ki naan mag la waaye vigoureux kooku mën na boppam léeg-léeg nga gis mag moo xam ni moom presque dafa tëdd kooku mooy mag mi nga xam ni dafa très fragile nga xam ni kàttan na mënatu lu bari waaye nag am na mag moo xam ni mi ngi ci diggante bi nga xam ni feebaru dara datu ko waaye c'est une personne fragile nga xam ni kooku yaag moom su ngeen àndoon waaxu mu tar sax bu dikkee tëdd pourtant dara jotu ko waaye c'est une personne fragile loolu mooy premier groupe bi ñuy njëkk a seppi teg na le nga xam ni léegi-léegi kooku njabootam xamul ci moom feebar waaye c'est une personne fragile koo xam ne dafa néew kàttan nga xam ni ki nga xam ni bopp bi metti bu ko dalee mu mën a naan garabam jug waaye moom bu ko bopp bi metti dalee day naan garabam tëdd ndax dafa fragile ba noppi loolu mooy benn cours bi mooy benn groupe bi beneen groupe bi mooy ñi nga xam ne dañoo am une pathologie chronique ku mel ne diabète nga xam ne feebaru mag la li ci ëpp waaw ñi nga xam ne dañoo am pathologie cardiovasculaire ñi nga xam ne dañoo am tension ñi nga xam ne sax dañoo am yenn ci cancer yi ak ñi nga xam ne dañoo am obésité ndax obésité rek feebar la waaw kon donc ñooñu ñëpp feebaru mbas mi daa gën a gaaw ci ñoom que ki nga xam ni amul mag la waaye amul benn feebar kon donc nañ tënk ni ñooñu moom dañoo war a bu yeggee ci prévention bi dinaa ko wax ñooñu dañoo war a gën a maanaam moytandiku ndax la kee di am mu jikko ñoom su ko amee du leen jikk mais docteur par exemple li nga wax premier groupe bi nga génne ci mag ñi nga xam ne dafay vulnérable wér na nag amul benn feebar mais dafa vulnérable en général lan mooy def moom mu mel noonu mu nekk koo xam ne dafay faible daal lan moo koy indi jërëjëf mooy li ma wax ci début ba mooy appauvrissement mooy jeexintalu mag mooy lépp loo xam ne nekkoon na ci moom réserve ba bu ko dara dalee mu mën a gaaw taxawu ko lépp loo xam ne dencoon na ko ngir am énergie ba bu ko dalee mu gaaw taxawu ko lépp loo xam ne dencoon na ko ci li ñuy wax ay protéines nga xam ne yooyu ñooy tax nit ki am kattan mooy tax nit ki am doole yooyu yëpp day dem ba mujj gi day faagaagalu c'est vrai que loolu dafay faagaagalu docteur mais
xëy na dañu eggagul ci wàllu prévention mais quand même xam nga mag yooyu wér nañ dara jotu leen mais le fait que ñoom ñuy manqué loolu nan la ñu war a mun a def ba mag ñooñu loolu duñ ko manqué parce que dëgg la ñu ngi ci Covid-19 mais il faut que ñu teel a prévenir vieillesse xool lu ñuy soutenir santé bi ba nga xam ne feebar yu bari du mën a wàllu ci waxtu boobu. léegi nag mag ñooñu liñ leen mën a prévenir mooy surtout jëfandiku gi lekk. L'alimentation est très importante. mag dafa war di xewlu xewlu bi gën ci moom dafa war di xewlu saa su ne wax naa ko sànq rek benn soxna ma ne ko mag yi ne ci dëkk Sénégal yi ëpp dañuy bëgg ndawal waaye naka ngeen di toggee ndawal saaf ba mu wow def soos daal di jox mag waaw mag weesu na foofu ndax boo nekkee mag li nga xam ne mooy sa appareil digestif dafay affaiblir bëñ lay commencé bëñ bi yàng na wala sax ñaari ci kanam deñ nan te ñaari ci kanam ñooy dagg ndawal màtt ko mu dagg yeneen yi ci wet gi ñu ngi commencé deñ par benn te yooyu ñooy broyer ñam ba ñam am njariñ mu doog a dugg ci biiru doomu aadama loolu wàññeeku na am na lu ma fi waxoon ci koor gi maanaam li nga xam ne mooy tax ñam teel a rees ñoom am yeewatul loolu dootu leen yee seen ñam du teel a rees ndax seen péristaltisme day wàññeeku acide aminé yi nga xam ni dañ koy sécréter pour seen ndawal wala leneen bu duggee teel a rees loolu lépp day wàññeeku loolu mooy jur jootuñu sawar ci lekk waaye nit ki moo war a doxin woo xam ni mag saa soo ko tegalee mu lekk ko wax naa ko sànq sama benn patient ma ne ko de bëgg na ndawal mère bi ne waaw moo ne ko ndawal nag soo ko dee jox da nga koy def viande hachée wala nga dugal ko ci mixeur mixé ko ba nga xam ne boo ko soobee rek mu am njariñ nga jox ko du jarati maanaam dagg beeg xeet yu sonn yooyu yëpp nga xam ne mag day gaaw a sonn day daal di teg ndawal li côté boo defee sama moroomu gone yi daal koy daw jël seen maam la ndax dañ koy kekkantoo beneen bi ci topp mooy supp baax na mooy lépp maam toggin woo xam ne day mol bu dee ceeb tamit kasaalika naka noonu maanaam ceeb boo koy toggal mag warta wesang da nga ko war a tooyal ba mu tooy ba nga xam ne bu ko jëfandikoo mu gaaw a dugg ndax alimentation boobu fi mu amee njariñ mooy lépp loo xam ne ay réserve la woon dencukaay nga xam ne bu mag bëggee jug moo koy jugloo loo xam ne bu mag bëggee xeex ak feebar moo koy xeexloo loolu ci ñam yi ñuy lekk ci lay jugee léegi nag mag mi lekkatul bu baax digératul bu baax kon kooku réserve yi jeex na loolu nag mooy mag mi nga xam ne dafa fragile d'accord jërëjëf léegi mën nañu am ay statistiques maanaam tawat ji ñi muy dal ñi muy dalee mag ñi par rapport ak ñi muy dalee xale yi ndax mën na am ay chiffres yu ñu ci ok liñ jàpp ci mag ñi boo dee xool ci mag ñi la ëpp ci li muy jàppagum mais nag liñ amagum ci statistique bu xaw a gën a leer mooy ci ñi muy faagaagal waaw waaye jàpp nañ ni bu dalee mag ci lay gën a sonn bu dalee mag ci lay gën a gaaw faagaagal waaye statistique le nombre total des personnes âgées bi nga xam ne dal na leen gis nañ ni c'est important mais xamagul nombre total bi mu jàppagum parce que données yi day bëri données yi day weesaloo ba démb rek maa ngi laajte au niveau du Sénégal nombre de cas réels bi mu dal ci mag ñi mais ba léegi loolu lépp amagun ko léeg-léeg tamit ci politique bi lay bokk ndax àdduna lépp warul xëy ni fàng waaw lenoo war a def ci ay jàngat ba pare doo ko mais bu jox dee ñu ciy faatu mën nañu am foofu dem amuñu ay chiffres bien sûr xam nga Sénégal boo gisee suñ taux de létalité loolu man mën naa ko calculer keneen mën na ko calculer boo gisee suñ taux de létalité mooy ñiy faatu ci mbas mi boo xoolee ñun ñu ngi ci 1,5% maanaam téeméer yu mu dal rek boo jëlee benn ba ak xaaj ba ñooñu boo moytul faatu nan mooy taux de létalité waaye boo ñu xoolee ak li des ci monde bi ñoom ñu ngi ci 5%. kon gàcce ngalaama merci lu Sénégal gàcce ngalaama le ministère de la santé waaye ñun tamit gàcce ngalaama ñun ndax gàcce ngalaama tamit population bi ndax loolu liggéeyu population bi la liggéeyu relais yeeg ñoom ñëpp la liggéeyu personnel médical bépp la waaye tamit liggéeyu ministère ndax mooy dooleel nit ñi ba tax ñu mën a
def liggéey bu am solo ci mbas mi buñ xoolee nag par rapport ak létalité bi ci mag ñi xam nga nee naa la létalité bi ça tourne aux alentours de 5% pour toute la population générale mais soo jëlee mag ñi fourchette 70 ba 79 ans 8% la nekk juróom-ñett boo jëlee waaw téeméer boo jël bu nekk juróom-ñett boo jëlee fourchette 80 ba ci kaw yaa xam 100 fi waaye boo jëlee ñoom ñu ngi ci 15% kon donc loo gën a nekk mag rek mu gën laa mën a sonal boo nekkee 70 bu dee ñi ñoom téeméer bu nekk fukk ak juróom dañ ciy faatu téeméer bu dal bu nekk bu dee mag ñi am 80 am 80 waaw kon donc loolu mooy statistique bi nga xam ne fi mu toll nii siw na te mën nañ ci prononcé wu waaw kon Aminta ngeen dem gaaw seen prévention parce que waaw suñu rubrique léegi mu jot waaw naka la ñuy def ba sàmm mag ñooñu kon ba aar leen ci tawat ji jërëjëf mag ñi ñooy couche bi nga xam ni comme ni ma ko waxee sànq ñoom la gën a sonal mag ñi ko ci bar ma dégg naa da daan wax naan mag mat naa bàyyi ci réew mag dafa am solo bu njëkk nag faj mag dafa amagul woon waaye ñi ngi jaajëfal le professeur Mamadou Koumé à travers la télé moom mi nga xam ne dama koy woowee le père de la gériatrie sénégalaise moom mi nga xam ne moo tax ñun ñu am sañ-sañu tey toog ci télé yi di waxtaan ndax moom moo jàngale gériatrie fii ci Sénégal fajum mag ñi te it moo tax ñun ñu mën a nekk Touba ak Bawal nekk koo xam ne day faj mag ci tund Bawal mag dañ ko bàyyiwu woon xel ndax médecine bi aju ci loolu ba mu juddoo yàggul moom na ñuy wax une spécialité très jeune maanaam faj moo xam ne ba mu juddoo yàggul kon donc loolu tax bàyyiwuñu leen woon xel mag ñi nag ci feebaru Covid-19 bii prévention bi mooy lépp mooy xobeeku bala ngaa lakkle rawatina ginnaaw bi nga xamee ni dem leen teg beeg diggalante bi maanaam bàyyi nañ ko ndax lu jiitu loolu boo demee ci yeneen réew yi ñoom dañoo defoon lu ñu naan confinement mooy kenn ku nekk toog sa kër doo génn doo jaxasoo ak waa mbedd mi boo xoolee ci établissement yi loolu Sénégal bëreegu ci mooy établissement yoo xam ne dañ fay teg mag ñi rek ñu fay faju ñu leen fay héberger ak ñuy def lépp boo xoolee ci bitim réew ñooñu ba loolu xewee doonoo boole mag ñi docteur ya leen di faj administration baag yépp confiné tëj leen nga xam ne ñoom loolu noonu tuddee un plan bleu pour la gériatrie ñun nag yàlla def na ni ñu ngi dox jëm ci law gériatrie waaye amugun ay structure yoo xam ni ginnaaw bu weesoo Fann avec le professeur Mamadou Koumé amugun yeneen établissement yoo xam ne mag rek lay jël kon donc prévention bi nit ñi xam nañ ko waaye des na loolu nag suñu rôle la ñun gériatrie ñu gën a mën a waxtaan ak mag ñi ak ñiy faj mag bi ci njëkk mooy mag dafa soxla waxtaan te loo xam ni bëgguñu fegar mag ñi ba ñàkk ko mag dafa soxla cognition maanaam di yee ci moom lu tax mu bëgg a dund loolu buñ ko pertee ñun gériatrie dañuy perte li tax mu mën a xeex ak feebar ndax ku bëggutu dund doo xeex ak feebar kon donc dañuy fexe ba mag ñi am bëgg ci dund mag nag pour mu am ak bëgg ci dund faaw famille bi jege ko di ko fàttali moom mooy kan gone yi jege ko di foog moom ak yooyu yëpp waaye di ko wéttali waaye nan lañ ko war a defee nan lañ ko war a defee loolu mooy ñun foofu na ni teg suñ prévention nan xam ni mag mi képp koo xam ni dangaa nekk ndaw baa nga nekk ku diggu doomu te nekk ci kër gi moom da di koo xam ni dañ ko war a dànd tuuti mooy loolu ñuy woowee distanciation sociale dànd tuuti nag waxul ni nga bàyyi mag mi moom kese da nga koy dànd tuuti lépp loo xam ni mag mi da ko daan jëfandikoo boo gisee signe bu bees ci biir kër gi nga fexe ba moytandiku ko ndax mag tamit ni feebaru mbas mi di ñëwee ci moom ak ni muy ñëwee ci ñeneen ñi daa wute
loolu bëggoon naa ñu bàyyi ci xel ndax fii ci Sénégal gis na mag ñoo xam ni amuñu lu dul yu xeel te fe am na mbas mi am na ci mag ñoo xam ni biir buy daw dong la leen di jural ñu am mbas mi am na ci mag ñoo xam ni amoon nañ beneen feebar ci yi mu tudd sànq nit ñi leen di seet si ñoo leen koy jox te ñooñu mën na noo bañ a ma am mandarga bu wane ni ñoom am nañ feebar bi rawatina gone yi ndax mag day bëgg xale bi mën naa dem for ko ci mbedd mi moom du ko tëral du ko jàmbat du ko wàññi dara mu ñëw yéeg ci kaw maamam foog moom maamam fóon ko mu jox ko baa mu sëqat maamam ñandal ko mu jox ko baa mu jooy maamam fompal ko ay rangoñam pare laal ay bëtam baa ay rangoñam baa am kiyam mu jox ko kon donc loolu lu jara moytu la bu ko defee mag moomu li ñuy gis ci hôpitaux yi parfois mag moom bu demee hôpital nga ni déedéet jotu ko woon sama maam ba mu nekkee lu mat weer a ngi ni ba mbas mi commencé ba léegi génnagul waa ku génn gone ga ku génn ña diggu dóomu ñoo for ca mbedd ma indi ko ci biir kër gi seen maam fonk leen loolu bëgg leen woon taf leen ci wetam ñu jox ko te ñoom dara du leen jot kon donc xale yi buñ génnee di fo nan xool fu ñuy fooye ak nu ñuy fooye buñ dugg see ci kër gi ñun danoo soxla mag ñi ndax ñuy yee mag ñi lu tax ñoom ñuy bëgg a dund waaye buñ xaabaabal nan mën a maanaam dajeek mag ñi waaye jël seeni mesures de prévention ba mat jël lépp ba mat beneen bi ma ci bëgg a dolli mooy lépp loo xam ni am na lu ñu bees ci kër gi ñu gis ko muy sëqat mbaa muy maanaam yaram wuy tàng ki ko am la muy jëfandikoo na moytu mag mi moo xam portable la wuy téléphone ba pare ni ko Ablaye sa doom a ngi lay wuy nuyu jox ko téléphone bi mu dem wuy teg ko ci gémmi gi baa mu teg ko ci bakkan bi côté bakkan bi laal ko loolu da ko koy jox beneen ba mooy mag mi bool yi nit ñi di jëfandikoo nga xam ni bool da ngay seex teg ci suuf laalaat ñun fii suñ gox bi loolu nan xam loolu ñu éviter ko ba nga xam ni maanaam mag ñi du bokk ak ñoom kon daal bu mënee tënk maanaam mag ñi il faut une prévention xam naa li nga bëgg lépp moom dañuy may benn émission conseil santé rek ñu indi ko ci parce que dañu am benn rubrique santé buy wax fan yi ci paludisme ñu ko ànd ko ak le programme national de lutte contre le paludisme soxna Ami di ko porté xam naa ñu dem rejeté ñëw dugg suñu rubrique mais nag dañuy dig benn émission conseil santé inchallah comme ça ñu eggali li jëm ci mag waa régie bu ñu jekkee loo ñu indil tey soxna mi di leen ziar docteur ñu xam ne ñu ngi ànd ak programme national de lutte contre le paludisme du PNLP ñuy ànd ak ñoom ci seen benn rubrique wér-gu-yaram bi nga xam ne le ministère de la santé moo ko taxawal mu nekk banqaas ci biir ministère de la santé tey nag ñëwoon nga comme gériatre di ñu waxtaanal ci feebaru mag ñi ak Covid-19 mais dama ciy profité docteur ndax comme dañu ne ci période palu ndax nawet bi ndox laal na suuf te xam ngeen ne saa yu ko laalee rek ñu commencé am sibiru te sibiru ak Covid foog naa bu ñu àndee dina xaw a doy waar trop te mag ñi tamit ñu gis ne ñoom dañu nekk ñoo xam ne ñu vulnérable lañ ni ñuy xalaatee xale ak li nga xam ne mooy sibiru ak jigéen bu wérul ak sibiru est mag tamit nekkul koo xam ne sibiru mun na nekk vecteur boo xam ne da koy sonal te mun na ko faagaagal. waaw jërëjëf soxna si et que mag di leen santaat rek di leen gërëm mag saa su ne li ñuy wax rek mooy lépp luy doomu jàngoro buy jóge feneen di dugg ci yaramam moom ci personne vulnérable yi la bokk ni ngay dawalee siburu xale bu ndaw bi di ko dawalee jigéen ju wérul ji noonu lañ ko war a dawalee mag ndax ñële seen immunité dafa matul ñële dañuy am immunodépression moo jigéen bu wérul bi waaye kii tamit day am immunodépression kon donc ñooñu it dañoo war a fexe ba
ñu fegar leen ba paludisme bi duñ ko am. waaw kon bu ma dégloo docteur Soxna Amy dafa mel ni 3T yi ñuy wax ci sànke yi mag ñi tamit dañ ci war a bokk. bien sûr ndax mag bi war nañ koy takkal sànke ci néeg bi même bu fekkee dafa nekk ci biti di feexlu war nañ ko takkal sànke bu dee néegam war nañ koy aéré ndax loolu bokk na ci prévention immunité baaxul ci li nga xam ne mooy liy développé li nga xam ne mooy sibiru kon boog moom it ñu xam ne mag ñi war nañ leen di bàyyi xel tijjil leen seeni néeg muy aéré lépp loo xam ne ñoom seen bagage la ñu di ko toppatoo di leen takkal sànke di leen jàppale tamit ci wàllu li nga xam ne mooy seen lekk ndax ni mu ko waxee sànq ñiy vulnérable ci mag lekk daf ci bokk te bi mu waxee sànqam dama gis ne ni ñuy toppatoowee xale bi am 3 mois xale bi am 2 ans noonu la ñu war a toppatoowee mag ci wàllu ni muy lekkee ba nga xam ne lépp loo xam ne ferñeent la mu soxla ko ci yaramam dina ko mën a yore dina mën a gën a nekk ci bonne santé kon soxna mi ñu xam ne waxtu yi ñu toll dañoo nekk ci nawet te nawet ku ko wax ndox taataa yi nag may woowaat jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir quartier yi jigéen ñi nga xam ne dañu def ay association di bale di toppatoo quartier yi ñoom it nañu gën a bàyyi xel ci quartier bi bale defar fépp foo xam ne ñu ngi fa doon succ ndox ñu defaraat ko ba mu set jël biir kër yi defaraat ko ba mu set ruq-ruqaat yi douche yi toilette yi yëpp ñu nettoyé ko li nga wax docteur waru ko woon a wax waaw c'est vrai que moo ñu war a sensibiliser waaw wax dëgg yàlla mais sensibiliser lu si sibiru bi mu surtout man li ma bëggoon xam soxna Amy sibiru boobu bu dajee xam nga déjà nee nañ Covid bi moom dafa gaaw ci faagaagal mag mais bu xanaa kon bu dajeeg sibiru bi moom dana gën a doy waar bu dajeeg sibiru bi day gën a bëri solo ndax Covid day def moo ne infection à part am et que bu ci paludisme bi dollee ko day gën a doy waar bu boobaa tamit day gën a ëlëm sénégalais day gën a ëlëm monde bi ndax ñaar yuy daje te mosuñu leen xam lay doon xam nga fi mu toll nii boo seetloo bi Covid bi génnee ba léegi xam-xam day yokk rek fi mu toll nii bu Covid dajeeg paludisme loolu beneen xam-xam lay indiwaat ndax mën na indiwaat beneen ni ñuy jàngatee physiopathologie ndax nee naa la sànq Covid day dugg ci doomu aadama am lu mu ci jël muy enzyme de conversion boobu l'angiotensine 2 yéeg ci kawam pour mën a faagaagal waaye bis bu maanaam sibiru duggee ànd ak Covid loolu mën naa jur leneen donc loolu lépp lu ñu war a fagaru la fexe ba duñ ca yegg ndax mag ñi fi mu toll nii dañoo am une vulnérabilité ci paludisme am une vulnérabilité ci Covid kon donc ñaar yooyu lu war a moytandiku la bala mu leen a fekkante kon sensibilisation jaadu na foofu ci côté mag ñi ak ñi leen yor bien sûr ci ñu fagaru bu baax bien sûr mag ku ko xam-xam tàngoor ku ko xam tàngoor xam féexlu ñoom ñëpp dañuy bëgg tàngoor génn ci nit ñi féexlu waaye li may wax foofu mooy bépp mag boo xam ni da ngay génn ci biti di féexlu moo xam mu yor wantaay la day dem ci fi gën a suufe ci population bi bu ñu jàpp ni ñëpp am climatiseur ak ventilo dañuy jàpp ku yor wantaay te di ko dàqee weñ di ko dàqee yoo maanaam kooku bu fekkee daa toog ci bunt bi baa mu toog ci mbedd mi kooku li ñu war a njëkk a def mooy fexe bu mënta dugg ci sànke ñu fexe wut genre pulvérisation yi fexe boo xam ne tamit du gaañ mag mi ci wàllu respiration fexe ko kooku maanaam ñu defal ko li ëpp solo nag mooy mu teel a dugg ci sànke ndax léegi-léegi seetlu nañ tamit ci population bi loo xam ne bu nu ko mayee ñu wax ko da ngay dem dugg ci sànke amaana ci sànke ngay tëdd wala bala ngaa tëdd ci sànke 2 heures du matin jot kon yow guddi gi tëggoo woon ci sànke yaa ngi woon ci waaw feexu ba 2 heures nga dem doog a dugg ci sànke alors que yaa ngi ci peex mi ci mbedd mi yooyu di la matt ba 2 heures du matin nga doog a dugg ci santé bi yeewu fajar même foofu sax docteur alpulaar yi ñoom am na luñ ciy def suñu wàllu alpulaar ndax ñoom dañuy def lu mel ni xayma nekk ci biir di ngondal foofu si la ñuy attaaya si la ñuy def lépp ci biir ba nga xam ne kon loolu donc mun na nekk loo xam ne war nañ ko mun a defal mag ñi bien sûr mu nekk ci biti féexlu tuuti ndax li nga wax dëgg la nekk dafay tàng te dafay metti ci mag aussi conseil bi ngay mujjee joxe rek ci paludisme si wàllu mag ñi rek day nekkaale tàggatoo wàlle mag na waxtu bi mu ñuy xaw jërëjëf waaw jërëjëf soxna si maa ngi nuyuwaat encore une fois ñëpp nan xam ne mag ñi jot na
ñu bàyyi leen xel ci alimentation bi ci dépendance bi boobu naa tamit loolu mooy jaarale ko ci prévention bi dépendance maanaam mag moo xam ni fi mu dëkk léegi-léegi dañ koy gis ci hôpitaux yi mag mu ñëw ñu la dafa daanu boo dee xool damm wala dafa daanu dara jot ko ca te li koy waral li ëpp mooy surface bi duñ ko prévenir maanaam dañuy fay teg ay banc baa ñu teg fa loo xam ni dafa kawe baa sax ñu defaral ko kër gu rafet defal ko néeg bu rafet def ci ay karo yu liis nga xam ni dérapé da koy yomb nga xam ni mag tarxiis rek nga xam ni mag day dugg ci toilette pourtant day doom ji ngóore la ci mu defaral ko kër gu rafet def ci yaayam def ci baayam waaye nag boo ko defalalee ay karo yu liis muy dugg di déraper loolu tamit benn cause la boo xam ne gis nañ ni facteur traumatique yëpp cause boobu moo koy indi ñu dikkaat ci mag ñi ci wàllu maanaam feebaru siburu bi nag li ñu war a njëkk a def mooy mag ñi di xewlu bu baax di lekk bu baax ba pare ñu moytandiku buñ yëgee tàngoor buñ génnee ci biti ñu bàyyi leen ñu toog noonu yooyu di leen matt ba guddi te duñ mën a fegaru leneen li ci topp mooy ñu leen di surveiller saa suñ gisee tàngoor normalement kenn ku nekk waroon ngaa am thermomètre sa kër saa soo gisee sa mag am lu muy jooy ci wàllu yaramam la ngay njëkk a def mooy dugal thermomètre bi xool bu rombee 37 lu mu ca teg rek nga ni nan dem hôpital tey di teel a dem hôpital ndax mag yàlla da ko may capacité yoo xam ni muñ da koy mën léegi-léegi tamit beneen signe boo xam ne nit ñi xamuñu ko ci mag mooy irritabilité naqari deret mag mu naqariwul woon deret toog ba si yàgg naqari deret dawal yóbbu hôpital jërëjëf